salaamaaleykum ñu may ndaw Colovac TV maa ngi tudd Soxna May ñu am tey suñu invité bi muy docteur colonie bi ndax mën ngaa présenté wu. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi seetaan Colovac TV di la jaajëfal yow Soxna May ci invitation bi waaw comme ni nga ko waxee man maay médecin wu colonie bi jumelage entre commune de Mbao ak KMC colonie ak commune bu KMC bu Kanifing maa ngi tudd Babacar Gueye. léegi ci cas yi nga récupéré yan cas moo ci ëpp ak yi ci gën a métti. d'accord waaw comme colonie bi mi ngi waaj a jeex presque li ñu recevoir ci ay malades environ une soixantaine la li ci ëpp li ñu seetlu mooy ñi nga xam ay troubles fonctionnels digestifs maanaam yi nekk en rapport ak doomu aadama bu lekkee ba pare ni ko yaramam di digérer trouble yooyu noonu lañ ci ëpp luñ ci seetlu ci deuxième position bi ñu ngi gis ñi ñëwoon ak ay góom. ñu ñëw am ay góom wala beneen infection ay infection cutanée surtout yooyu tamit bari woon na ci à part cela yeneen yëpp ay cas isolé la am na ci ay atopique maanaam ñi nga xam seen yaram dafa sensible trop et cetera yooyu tamit ak gisoon nañ ci yu bari. léegi lan nga xalaat ci colonie bi ren ni loo ci xalaat yan problème moo ci am. waaw bu dee ci sama domaine ci wàllu domaine sanitaire bi peut-être que bu amee problème ñu ngi koy wax ci wàllu ndox bi. parce que accès à l'eau bi xawoon na particulier tuuti ak site bi ñu nekk l'eau courante n'était pas buvable ndoxu robinet bi mënuñu ko woon a naan donc dañ doon obligé di ñu jox ay ndox yu nekk ci sachet wala ci bouteille peut-être que loolu jar na ñu koy souligner sinon le reste am na yeneen yu baax tamit yuñ ci gis comme par exemple avant ñuy ñëw def nañ visite médicale boo xamante ni tax na médecin bi mën a anticiper ci yu bari ci feebar yu bari yoo xamante ni bu ñëwee mën na ko bañ a bett. même si mënoon nañ ko gën a yaatal ba nga xam visite médicale bi ëmb ñëpp ñu def ci colon yëpp comme ça nga xam ne médecin bi ñëpp lay am seen fiche sanitaire ba nga xam ne dara du ko bett à part cela aussi gis na ni dëkkuwaay bi jaar na yoon ci xale yi yàlla sécurité et cetera facilité accès bi def médecin bi par exemple ci digg camp bi nga xam ne ku ko soxla rek ak heure boo ko munti soxla tamit di nga fa gaaw a àgg loolu tamit jar na souligner. d'accord pour déwén. comme ni ci tànk yi nekk nii rek ni ma ko waxee sànq visite médicale bi bala ñëw ci colon bu ne ku munti ñëw même bu jugewul Sénégal suñu def visite médicale bi ci fa mu dëkk après ñu def ko ci fiche sanitaire bu ñu ko joxee médecin bu munti nekk moom après dina li mu bëgg a xam ci colon bi moom dina ko xam de toute façon bu colon bi feebaree ak lu ko munti dere moom médecin bu xoolee fiche kii bi rek dina am benn avantage dina am benn nu ñu koy waxee dina mën a anticiper. ci feebari colon yi ba nga xam ne buy defar par exemple liste pour médicaments yi mu soxla dina xam liste médicaments yi nga xam ni moom lay soxla pour colon yi ñu ko wax ak bu amee malade ñoo xam ne ay maladies chroniques comme feebar yoo xamante ne day yàgg ay asthme yu mel noonu dina ci mën a anticiper ba nga xam ni ku waaj li activité bu ñuy def muy favoriser crise asthmatique dina ni diwkat warul bokk ci activité bi ndax mën na dafa asthmatique ak yooyu kon importance visite médicale bi ñu souligner waat ko. ak waaw parents yi aussi di assister ci visite médicale bi parce que xale bi am na yoo xam ne mën nga ko laaj te mënu ko xam ay vaccination yooyu noonu mën na ko bañ a xam léegi parents yi aussi ñuy assister ci visite médicale bi waaw à part cela je pense que yeneen yëpp souligné naa ko xanaa bu ñu ñëwaat fii aussi ñu jéem a wax ak responsable hôtel pour accès à l'eau bi ndox mi ñu mën ko régler problème boobu. merci beaucoup docteur ñu ngi jéggalu ci dérangement bi. man maa leen di remercier. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant man maa ngi tudd tonton Peda ñu may wooye tonton Abouba. tonton Peda dañoo bëggoon xam en tant que tonton Peda lan mooy sa rôle ci colonie. waaw sama rôle man maay responsable tout ce qui est activité pédagogique mooy man maay responsable moniteurs yi mooy seen tonton yi ak seen tata yi. ba pare seen tonton yi ak seen tata yi waxtaan ak yéen defal leen ay groupe yooyu nag ñu def ay activité donc lépp li nga xamee ne activité pédagogique rek man maay responsable bi. léegi ci thème bi éduquer les enfants pour l'avenir ndax yaakaar nga ne atteindre nga sa objectif. macha allah actuellement nii bi nga xamee ne def nañ mini évaluation. Atteindre nañ à 99,99% parce que activité yëpp yi nga xamee ne programme woon nañ ko en relation
avec le thème réaliser nañ activité yëpp macha allah. ndax am nga jafe-jafe ci sa encadrement yi. jafe-jafe moom awuma ko parce que am na ñi nga xamee ne ay moniteur lañ ak ñi nga xamee ne ay monitrice lañ macha allah ñoom ñëpp ay professionnel lañ depuis bi nga xamee waxtaan nañ si camp bi ñoom ñu waxtaan ñu def un projet d'activité donc ñoom ñu ngi dérouler activité yëpp macha allah ñoom ay professionnel lañ amuñu benn jafe-jafe si xale yi comme si monitrice yi ak si moniteurs yi. asalaamaaleykum man maay tonton maître nageur comme ni nga ko waxee maa ngi tudd Edouard Correa maître nageur la ci plage yu Kusum. ban situation nga gis ci baignade bi. bon baignade bi daanaka amul situation bu ci am parce que saa yu xale yi pare seen activité ci ñu jël baignade ci la ñuy def baignade bu ñu parewul activité mënuloo jël baignade nga dugal xale yi ne leen kaa la ñuy def baignade te parewuñu seen atelier yi ñuy def. est-ce que am nga ci ay cas noyade yooyu. bon cas de noyade moom alhamdulilah amuñu benn cas de noyade mais li ñu gis mooy xale yi nga xamante ne dañuy naan ndoxu piscine bi daanaka dañ ciy foo wala ñu koy jaay doole ñu naan coroxaan yooyu moom gis nañ ko ba am na ci ñoo xamante ne dañuy mujjee dem ci docteur bi. léegi noo gisee colonie wu ren bi. colonie ren bi macha allah miinantew moo nag xale yi miinu ma leen waaye tey jii xale yi maak ñoom dafa mel ni ñoo bokk benn kër guñ jóge. lan nga xalaat ñu yokk ko pour déwén. bon li ma xalaat pour déwén ñu gën a améliorer kii nu mu tuddati situation wu xale yi parce que temps bi day gàtt pour baignade bi. heure añ diggante heure añ ak baignade bi dafa xaw a jege waaw. asalaamaaleykum maaleykum salaam soxna May man maa ngi tudd Antoine Mendy ñu may woowee tonton Tony man maay directeur colonie bi. tonton en tant que directeur lan mooy sa rôle ci colonie bi. waaw man colonie bi sama rôle mooy bu ñu xoolee rôle directeur dëgg mooy directeur bi moom mooy péda bi. moom mooy économe bi moom mooy docteur bi moom mooy maître nageur bi moom mooy moniteur bi mais xam nga mënul def lépp moo tax day obligé mu ut péda ut intendant ba ci moniteur yi mu am lu mu leen dénk ñooñu di doxal foofu moom mu nekk ci kaw di doxal li ci kaw donc li muy doxal ci kaw mooy moom mooy dem uti moyens yi fexe ba ñëpp di lekk lu baax fexe ñuy foo dire nit ñi fexe ba ñu am loo xam ne fi ñuy tëdd ñu koy defaral ba mu baax donc lépp luy moyen directeur bi moom mooy def lépp bu ñëwee nag ñooñu mu jël ci lay doog a jóg ku nekk li mu la dénk nga ko koy seetal di ko seetal parce que moom mënul nekk fépp. léegi ci thème bi éduquer les enfants pour l'avenir yaakaar nga ne atteindre nga sa objectif à 100%. mënuma wax ne atteindre naa samay objectif à 100% mais maa ngi xaar feetu suba. parce que li ngeen di wone bu boobaa nit ñi dinañu xam ndaxam ñun suñuy objectif atteindre nañ ko wala atteindre ñu ko donc li ngeen di wone suba ci kanamu parents yi li ngeen di wone ginnaaw suba ci kanamu parents yi ñooy toog ñoom mën a ne ah ñi ñu dénkoon suñuy doom day objectif yi ñu leen laajoon ah matal nañ ko mais xam nga ñun mënuñu liggéey ba pare di tàggaat suñu bopp. léegi yow lan nga ñuy conseiller. su ma amee lu ma leen di conseiller mooy. colonie bi neex na soo leen bëggee chaque année maire bi Ablaye Pouy di jël xaalis di ci dugal pour que yéen ngeen dem colonie soo leen bëggee maireu Kanifing Yankoba dugal ci xaalis moom ak waa Gambie pour que ngeen di am colonie chaque année il faut ngeen liggéey bu baax école il faut ngeen liggéey bu baax parce que lii su ko parents yi defee ñaari maire yi lëkkaloo ne dañ koy def c'est parce que dañu xalaat ne da ngeen a liggéey bu baax donc war nañ leen a defaral loo xam ne yéen tamit dina mën a sedd seen xol ndax yéen tamit ku liggéey ñu fay la loolu la ñuy wax donc boo leen liggéeyee bu baax parents yi di sawar ñoom it di leen yónnee di leen organiser colonie ngay dem mais boo leen liggéeyul bu baax du sotti te liggéey bu baax aussi dafa bokk ci ngeen respecter parents yi tamit
di déggal parents yi suñ leen nee taxaw leen ngeen taxaw parce que jamono moo wóoratul bu la sa waajur ne taxawal nga ne doo taxaw bu la dara dalee ëllëg ci biti sa waajur du xam fan la koy waxee ci donc loolu aussi dafa bokk ci li nga xam ne ñun dañuy toog tout le temps di leen ko wax liggéey leen bu baax déggal leen seen parents yi. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu yéen journaliste yu ndaw yi ne ci colonie bi di leen ñaanal ngeen doon ay mag suba suñ impression ci colonie bi man dama ci kontaan parce que xamewloo xale li Sénégal ak Gambie boo fi ñëwee ñoom ñëpp a ngi nekk benn ñun ñi jógee Gambie mënuñoo ràññee suñ xale yi soo loolu rek impression bu baax la bu sedd xol la parce que xale yi ñu ngi bennoo soo impression bu baax la daal ñun loolu daal lu ñu gënal la te luñ bugga la. léegi fii nii lan moo fi seen objectif. suñu objectif rek mooy Sénégambia nekk benn parce que Sénégal ak Gambie benn bopp la kenn mënu ko wax ak ñaar maam yi ne Gambie ñoo ne Sénégal ku juddu Gambie am nga maam Sénégal ku juddu Sénégal am nga maam Gambie bon donc ñun ñëpp benn lañ pour Sénégal bi nekk benn ñun bu ñu sañoon dafay nekk benn réew benn président benn premier ministre yëpp benn ñu làkk bëgguñ sax français anglais nañ làkk suñ làkkay Sénégal bi daal na doon benn yéen xale yi ngeen xam ne yéenay magi ëllëg ngeen gis nañ kilifa yi li ñuy dox tey mooy ne ñun ñu doon benn Sénégal ak Gambie ñu doon benn boo seetee Afrique yëpp boo fa demee Sénégal ak Gambie rek ñooy làkk olof ñooy làkk soose ñooy làkk joola ñooy làkk manjaago ñaari dëkk yi rek la am foo dem rek fekk ko fa waaye mun nga boo demee beneen dëkk da nga fay doon tumaranke parce que doo dégg ku làkk olof bon Sénégal bi yaa doon benn rek lañ bugga suñ objectif mooy ñaari président yi ñaari kilifa yi réew yi suñuy papa seeni maam dafa am luñ ji te ñoom mënuñ ko arrosé ñun ñoo koy arrosé pour loolu mun a sax yéen ngeen dundee ci réew mi dundee ci mu law doon loo xam ne lii Afrique dañ koy royee Sénégal bi loolu mooy suñ objectif parce que Sénégal ak Gambie rek lañ boole ñaari tur tuddee ko benn tur loolu moo la woon ne ñun lu même famille lañ objectif boobu suñ ko munee am ci tur yi niñ sexoo dinañ yaakaar ne yeneen réew yi dañuy soppaleku ñëw di jàngee si ci ñun ñu doon école pour Afrique. yaakaar ngeen di atteindre ngeen seen objectif. waaw ci suñ gis-gis ci yéen xale yi nu ngeen di demee ñun mag ñi ñoom fi mu nekk nii suñ wàll dañ leen di gunge ñun yéen xale yi ni ngeen di demee ñun yaakaar nañ ne bu subaa dinañ ne Sénégal bi te ñu ngi koy wax waaye bu subaa daf dañ koy confirmer ne ñu ngi si Sénégal bi parce que yéen fi mu nekk nii def ngeen Sénégal bi ba pare parce que intégration bu fi nekk neex na trop te ñun kontaan nañ ci te ñun suñ sañoon mooy continuer te xam naa ne yéen xale yi am ngeen man ngeen ko te di ngeen ko def te dina continuer parce que man miy wax ak yéen nii man sama maam moo sañca Ndakaaru te maa ngi Gàmbi laa juddoo waaye sama maama moom Ndakaaru woon xam nga Sénégal bi moom yëpp benn la so objectif si moom xam nañ ne atteindre nañ ko. ci biiram te yaakaar nañ ne luy dox la waaye it yéen a ñu ko mun a woon fan ngeen ñu koy wonee mooy fin de clôture bi bés bi ngeen ay fermer seen colonie bi keroog ngeen ñuy won ne ñun li ngeen ñu santal li ngeen ñu sas li leen waa réew mi sas ñaari municipalité yi am nañ ko. yaakaar nga ne atteindre nga sa objectif. fu mu nekk nii alhamdulilah rabil alamin man li ma doon séntu yëpp fu mu nekk nii tey si colonie bi de firndeel na ma ko wan na ma ko waaw li ñooy def rek mooy gën a ñaan si yàlla rek mu gën a nekk liy dem si kanam mu gën a dëgër waaye li ma gisagum si suma gis-gis am naa si yaakaar am naa si óolute tam bu baax a baax a baax parce que diggante ñaari communes yi di Mbao ak Kanifing ñu ngi see liggéey bu baax a baax a baax te moniteur yi nga xam ne ñoo fi nekk tamit ak seen directeur yi ak seen péda bi ñu ngi ko dugal si yéen xale yi di lay won ne yéen ñu benn ngeen tey toog soo toogee fii su keneen gan ñëwee doo xamee kii mooy sénégalais kii mooy Gambien su la wax ne man Gambie laa jógee doo ko xam su la wax ne man Sénégal laa jógee doo ko xam su fekkee ne gan nga ku ñëw dégg nga soo loolu rek nekk na loo xam ne dëgg objectif bi daal am nañ ko. waaw fii moom macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax suñu impression nag fii moom mën nañu wax ni sant yàlla la aussi ndax tey jii liñ fi doon ut am nañ ko xale yi nekk nañu benn ñu ngi boole aussi
li ñu bëggoon jumelage bi ñu waxoon ci wàllu Gambie ak Sénégal tey jii mën nañu wax ni mënuñu xàmmee kii Sénégal ou bien Gambie la nekk donc loolu rek nekk na loo xam ne lu am solo la ci ñun lu ñu bëggoon na te macha allah taxaw na donc li ci des nag dans l'ensemble aussi lépp tout se passe bien te sant yàlla daal. waaw suñu fonction ci fii ci Étoile du Lac ak ci Colovac 2017 bu Mbao ak Kanifing ñun nag dañoo tuddee suñu bopp ay œuvre ndax xam nga œuvre mooy lan mooy ñi nga xamante ni mooy mën nañu wax ne ñun ñoo mébét colonie bi parce que ñun diggante Mbao ak Kanifing dañu am benn convention boo xam ne dañu ko signé ñu war ci liggéey ak ñoom nekk suñuy partenaire donc nag ci liggéey boobu nag dafa am loo xam ne pàcc boo xam ni dafa ñëw ci wàllu éducation te éducation boobu mooy lan mooy dañ ci boole woon ci wàllu colonie de vacances parce que xam nga xale bu jàng ba école tëj day am solo aussi nga neexal ko motiver ko ci loolu nag la ñu sukkandiku ñi nga xam ne ñul nag les meilleurs élèves de la commune de Mbao ak les meilleurs élèves de KMC ñi nga xam ne ñoo jël premier ci wàllu boobu donc loolu c'est important moo waral tey jii suñu toogaay fii mais ñun tey suñu taxawaay fii mooy dañoo ñëw représenter commune Mbao ñëw représenter le maire de la commune de Mbao ñëw représenter population Mbao ndax ñun ñi fi ne ñi ñun ñëpp ci biir Mbao la ñuy yëngu ci maire bi la ñuy yëngu man miy toog je suis adjointe au maire Mané miy toog il est conseiller municipal Assou Ndiaye miy toog elle est conseillère municipal Mati Diam miy toog elle est conseillère municipal ci nii ma nekkee nii di présentation waa Gambie aussi noonu la ñu taxawee ñoom tamit ñoom ay conseillers au niveau de Gambie donc ñun suñu kii mooy ñëw gunge suñuy doom taxawu suñuy doom xool ci suñuy doom moo tax nag mën nañu wax ne œuvre mën nañu wax ne ñun ñooy yaay yu mag yi. ñun suñu objectif ci colonie bi bari na lool yaatu na lool fi ñuy njëkkee mooy ñu réussir colonie bi tout d'abord xale yi kontaan seeni parents kontaan ba bu ëllëgee seen yeneeni moroom taxaw daal di góorgóorlu ndax résultat bi ngeen am ba ñu indi leen fii loolu mooy suñu objectif bi nga xam ne mooy objectif bi gën a jege ci objectif yi suñu dee xool nag ci kanam dañuy ñaan yàlla suñu ñaari réew yi partenariat ak KMC taxaw ba nga xam ni dina am loo xam ni dina gën a lëkkale suñu ñaari réew muy ñaareelu objectif bi beneen objectif bi aussi muy troisième objectif mooy ëllëg ñu toog ba nga xam ne ci suñu xale yi ñu am tey dinañ toog kenn nekk ci kilifa fii keneen nekk ci kilifa fële ñuy jokkalante loolu aussi dina gën a taxawal suñu ay relation ñaari dëkk. ëllëgu réew mi ngi si loxo xale te Sénégal Gambie ñun bëgg nañu incha allahu rabbi lépp luy rataxal diggante bi rek le maire de Mbao Abdoulaye Pouy daf ko commencé parce que lii booy xool mi ngi doog am si diggante ñaari réew yi. maire Mbao moo ko yóbbu woon colonie maire Mbao moo tànnoon élèves yii jël première seen classe yóbbu leen première édition Gambie deuxième édition Sénégal ndam lañ si bëgg te vraiment am nañ yaakaar ne dinañ ko si am parce que ñun maire bi ñu nekk yii mosu fa am aussi lii moom suñuy engagement la woon bi ñuy laaj maire bi ne mënoon nañ ko yor te vraiment yooyu tamit si objectif yi la yoo xamante ne nii ñu ngi koy kii ndànk-ndànk. waaw comme ni ko tonton bi waxee ata bi rek objectif colonie de vacances KMC Mbao boo leen xoolee bi mooy deuxième édition te su ma nee deuxième édition mooy ci boo leen xoolee xam ngeen li naan Sénégambia waxuma Sénégal kese waaye nag Gambie kese mais dañoo bëgg a def Sénégambia cela veut dire boole sénégalais yi ak gambiens yi ñu doon benn parce que boo xoolee carte bi Gambie mu ngi ci biir Sénégal kon dañuy naan tubaab bi moo ko xaaj rek waaye Sénégal ak Gambie benn lañu léegi ñaari réew la ñu bëgg a boole seen xale ñu nekk ay xarit màggandoo booloo nekk benn ba ëllëg bu ñu demee ba nekk ay mag di tuddante ay doom ñii di demalante ñii di dikkalante nekk ay xarit boo xamante ne du mës a dagg te xaritoo boobu mën na indi lu bari. loolu lañu xool ba ne nañ def boole xale yi mu nekk colonie de vacances KMC ak Mbao boo leen xoolee Sénégal ba mu daj colonie bi dong moo mën a jaxase ay xale parce que bu ñuy def colonie dañuy jël ay doomu Sénégal kese yóbbu leen Gambie wala jël doomu Gambie kese yóbbu leen Sénégal waaye boo ñëwee si colonie Mbao KMC foofu nga gisee ñaari parti kii sénégalais ak gambien ñu jaxase leen ñun ñëpp boole leen
kon boole boobu la ñuy ñaan ëllëg mu law ba juróoñu loo xamante ne dañuy naan Sénégambia dañuy naan dëkk bi léegi nekkatul ñaari réew waaye benn réew la parce que suñuy xale ak suñuy doom ñoo nekk benn moo tax réew yi nekk benn loolu rek mooy suñu objectif pour le moment.